mbokk yi daleen jàmm ci télévision Time for Africa ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag xibaar yi bokk na li ñu fi nar a waxtaanee tey ji deewu kii di Ibrahima Boubacar Keita ci réew Mali ginnaaw bi mu amee juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn mu nekk jamono joo xamante ni nag Mali tàng na 8 ndaxte daal dañoo tëj frontière ya moo tax nag ñu samp ab laaj ni daal moom mi li nag dëjëm naka lay amee ginnaaw nag bi ñuy teree nit ñi ñu dem foofu maanaam ndax yenn njiiti réew yi daañu fa mën a dem am ndét ci diwaanu Sédhiou élèves yi nag ñoom ñooy xëy xàppati ab grève lu ñu bëgg nag mooy jamono ji ñu am ay professeurs yu doy fii ci Ndakaaru nag dawalkatu saret yi ñoom nag ñoo mer ba futu li ko waral nag ñàkk ay papier waaye tamit te ñu leen di tere si yenn ay gox ñu fay jaar waaye tamit ñàkkum koppar gi xibaaru bitim réew ak tàggat yaram mbokk yi mooy ndax keppe jotaay bi léegi-léegi yaatal gi nu mu leen ko waxee ci bopp xibaar yi mbokk yi ci réew Mali xam ngeen nag kii di Ibrahima Boubacar Keita moo génn àdduna waaye nag mu nekk jamono joo xamante nag Mali dafa tàng 8 ginnaaw bi CEDEAO nag jëlee ay daan yu métti nag tëj frontières yi moo ne day kii di nag Ibrahima Boubacar Keita am na nag ab jaar-jaar bu rafet ci wàllum politique foofee sa diwaanu Mali waaye tamit li nga xamante ni moom mooy dëjëm naka lay amee li ñuy déglu leeral yi. kuréel gii di CEDEAO tëj ay frontière am ci kaw ak ci suuf Mali nekk ci guuta ñu ne déetewaay mu ñàkk nag ki nga xamante ni moom moo nekkoon ab président di nag Ibrahima Boubacar Keita ni ki démb ci dimanche ji Ibrahima Boubacar Keita moom nag jiite woon na Mali atum 2013 ba jàpp 2020 mu ngi nag génn àdduna bi mu amee juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn xibaar bi lee ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci ay famille sax dëggal ko bu ñu sukkandikoo ba tey ci AFP waaye nag li tax nag mi faatu ba léegi kenn xamagu ko ak li am ba des faatum googee nag ñëw na fekk jamono joo xamante ni Mali mu ngi ci guuta ginnaaw ñàkkum kaaraange gu fa am rawat na politique bu fa jaxasoo ak jihadiste yi way fipp yi atum 2012 sonal Mali lool loolee nag ginnaaw loolu tiis wu métti ñëw dal Mali muy nag faatum Ibrahima Boubacar Keita moom mi lee xam nga ne nag bokkoon na ci kujje gi atum 1992 jàpp 2002 ginnaaw nag bi mu doon xëccu ak kii di Alpha Oumar Konaré waaye nag atum 1994 jàpp 2000 ci lañ ko takkal ndoom ba tànk mu nekk jëriñ gu njëkk élection 2002 yi mu ñàkk ko waaye tamit bi ñu ñëwee ci élection 2013 si la nag am ndam si kanamu ki nga xamante ni moo di Soumaïla Cissé moom Soumaïla Cissé moomee sax dafa mujjoon génn àdduna atum 2020 ginnaaw bi ko Covid 19 bi laalee waaye bi ñu ñëwee ba atum 2020 si lañ ko def ab coup d'état mu ñàkk nguur ga ci kanam ki nga xamante ni muy colonel Assimi Goïta mi jiite waaye takk der yi ñoom ñilee ginnaaw bi ñuy yéegee ci nguur gi dañuy waxoon ne nag daañu def ab élection présidentielle ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weerum février waaye dañoo gis ne dañoo mujj waroo ak seen i kàddu ñu bëgg a nag ngoyaalu ci nguur ga loole nag moo tax CEDEAO bañ lu ñu mel ba teg leen ay daan yu métti dakkal dem beeg dikk bi ci suuf ak ci kaw ak tamit seen diggante ak waa CEDEAO loole nag moo tax ba tax jamono ji Mali nekk ci ab guuta gu métti ñu tegaat ci faatu ki nga xamante ni moo di Ibrahima Boubacar Keita waaye faatu googee laaj bi nga xamante ni samp nañu ko nag mooy naka la yeneen président yi njiiti réew yi war a mën a demee fekkee ji dëj ba ndaxte nag dañoo tëj ci suuf ak ci kaw nee nañ nag ki ci gën a loru sax mooy xaritam bi ak doomu ndeyam bi di président bu Côte d'Ivoire di Alassane Dramane Ouattara xibaaru CEDEAO boobee sax la ñuy desande ba léegi ginnaaw nag ab dogal yi nga xamante jël na ko teg ko ci kaw Mali loole nag la Mauritanie fekk ji tey ji moom tamit nee na dafay nag tëj frontière am digganteem ak Mali su ko defee mu sàlloo ak li nga xamante moom la CEDEAO digle te itamit ñuy fàttali ne Sénégal itamit def na lu ñu mel loole nag gàllankoor gi nag dina métti lool ci diggante ñaari réew yi ginnaaw nag loolee ñi xamle nag kon gouvernement bu Mali moo ko xëy xamle tey jii CEDEAO ba tey ginnaaw nag coow li bi muy jollee ba léegi sénégalais nag ñi ngi nag wéy di dimbale ñi nga xamante ñooy peuple bu Mali ñoom nag lu ñuy xamle ne nag jamono ji daal donte nag kii di Ibrahima Boubacar Keita faatu na kon nag na réew yëpp nag àndandoo booloo dem dimbale ji réew mi nga xamante moo di réew Mali su ko defee jàmm mën a ñëwaat foofee reportage bi Oumou Kalsoum Diallo ak El Hadj Diouf. ginnaaw bi CEDEAO delloo ginnaaw ci lu jëm ci daan yi ñu daanoon Mali ñenn ci sénégalais yi di ci joxe seen xalaat Moussa Tine mile di ñu xamal ni Mali réew bu ñu dendal la te am na droit ànd ku ko neex mu teg ci di wax ni africain yépp leen war a jàppale. Mali pays souverain la am na droit tey mu xool dëkk bu mu neex mu am coopération ak moom vi nag ne ñoom jël nañ décision yu def ko. tey bu ñu leen seetaanoon tey ñu def ko te participer Afrique participer aussi bu Mali pare aussi si beneen dëkk lay jëm donc j'espère que mun na jur leneen loo xamante ne si ñun lay ñëw donc il est libre
gis nga pays libre la souveraineté am na droit seet dëkk bu ko neex mu ànd ak moom donc nañ ci bàyyi xel te sénégalais yëpp ma di leen woo képp kuy africain waxuma sénégalais na ngeen jàppale Mali rangez-vous devant Mali ndaxte bëri na li nga xamante ne tey Sénégal waru ko mën a seetaan de un suñu koom-koom ndaxte boo xoolee tey lépp li nga xamante ne tey fii jógee Sénégal di jaar fii di dem Mali bëri na donc am nañ ci intérêt donc Sénégal warta mën a nangu tey di seet pays voisin plus que voisin même puisque tey ku nekk si ñun am nga fa sœur mbaa am nga fa frère mbaa am nga fa deneen donc mënuñu dem keneen mënut a dem bàyyi keneen ki donc il fait temps nag sénégalais ñëpp laay woo pour ñu jàppale Mali soutenir Mali jàppale leen ci combat bi du ñoom rek. bu ñu sukkandikoo ci Jean-Paul Bébé CEDEAO ak Mali yépp war a xoolaat seen taxawaay li gën mooy réewum Afrique yépp war a booloo nekk benn mooy li gën. En ce qui concerne le cas de la CEDEAO, moi, il se peut réellement que les deux nationalités, c'est-à-dire la CEDEAO et le Mali, ont tous tort. Puisque les États membres de la CEDEAO, il n'y aura pas une exclusivité. Je dis réellement que tu vas t'exclure aux côtés de la CEDEAO. Puisque quand nous prenons le cas de la Guinée, par exemple, la Guinée est un État indépendant. Alors que les autres ont accepté de participer, c'est-à-dire toutes les lois qui ont été établies par la CEDEAO. Donc ce n'était pas le moment et le lieu, c'est-à-dire de se lâcher en un coup d'œil. C'était en un clin d'œil, quoi. Donc c'était le moment soit de cultiver un climat de paix, d'union entre eux, afin qu'ils se comprennent, mais pas qu'ils soient isolés. Puisque même la Guinée va ouvrir sa frontière, le Sénégal a déjà fermé ses frontières. Que ce soit une voie aérienne ou terrestre, mais je ne sais pas, ce n'est pas logique en faveur du Mali. Ce sont des pays voisins. Parce que nous sommes tous des Africains, on ne peut pas les laisser au profit de leur isolement. Mais nous pouvons les assister en tant que frères et Africains, surtout nous qui sommes de l'Afrique occidentale. Est-ce que vous comprenez? Donc justement, ce que j'aimerais ajouter à cela, il fallait que les États-Unis de l'Afrique s'unissent ensemble afin de pouvoir gérer la situation. Soit, si ça c'est là, qu'on a une assistance sociale au sein du Mali, ou bien de faire autre chose afin que le Mali ait de la paix dans sa nation. ginnaaw daan bi CEDEAO teg ci noddum Mali beneen xabaar yokku ci jamono yi fi ñu toll réewum Mali bi di dund naqar ak tiis ginnaaw génnub àddina kii di Ibrahima Boubacar Keïta. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ñu àddu jëmale si wàllum campagne électorale juróom-ñetti fan si weerum janvier ba léegi nag ñu ko door si Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru mairie bu Ndakaaru nag ñu koy xaccoo bëri nañ bokk nañ si nag kii di Abdoulaye Diouf Sarr moom mi lay ni ki démb nag ma ngoon foofee sa Yoff Ngaparou joxe na fa nag li nga xamante moo di programme am maanaam Dakar bu bees waaye tamit yëkkati ay kaddu teg ko si ñi nga xamante ñoom ñu ay adversaire am ne daal dañoo sàcc ab plan am kon lu ñu def lenn lu dul nag déglu ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr. Dakar bu bees lu si nekk. Dakar bu bees conférence territoriale de Dakar bokk na si mooy ni ñu nar a yore Dakar du ñu tëju suñuy bureau suñuy salle de réunion rek def lu ñu neex chaque at danañu ñëw vers les Dakarois indi composante Dakar yépp ne leen wax leen ñu seeni priorité et c'est sur la base des priorités de Dakar que nous allons élaborer le débat d'orientation budgétaire, def le budget, def la mise en œuvre, compte administratif bi ñëw bu paree conférence territoriale bi dellu si vérifier est-ce que respecté nañu les priorités de Dakar. loolu mooy la nouvelle gouvernance de Dakar bu bees du candidat Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr keneen a ngi ni tamit di ñaxtu li nga xamante ni moom moo am maanaam sàcc gi jëm si wàllum programme muy nag Soham El Wardini moom mi nga xamante ni nag moom moo jiite nag coalition bi nag citoyenneté buntu bi la muy xam ne nag nee na kii di Barthélémy Diaz ak Abdoulaye Diouf Sarr dañoo sàcc ay programme am loolee la ñuy campagne te bu nekkee nag li nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr moom nag 2014 ba léegi ñetti yoon dong nag la mos a ñëw sa conseil municipal bu Ndakaaru kon nag lépp lu mu wax si Ndakaaru kon day wax lu ko neex rek nag waaye loolee amul ndaxte xamul lan moo xew Ndakaaru su nekkee nag ki nga xamante mooy Barthélémy Diaz moom nag la mu tontu kii di Soham Wardini nee na ko nag na xam ne daal moom mile mosul nekk maire bu Ndakaaru waaye nag maire bu nëga nekk la woon ginnaaw bi mu fa nag wuutoo kii di nag Khalifa Sall
ba tey campagne yi dañuy desandi dem ca diwaanu Grand Yoff ki nga xamante ni mooy Boubacar Camara moom mi la daal moom moo jiite ànd nawle ànd liggéey Grand Yoff ma nga woon dem foofee nag ca Arafat ginnaaw bi mu fa tasee ak ki nga xamante ni moom moo di Ibou Dramé ñoom ñaar ñu waxtaan lépp lu jëm si wàllum développement bu Grand Yoff ñu déglu ko. lii ñu yëkkati ñu caaxaan mag mu bàyyi li mu doon def yëpp bi may def retraite anticipée ne dama war a damay bàyyi bi ñu bindee lettre président ne ko damay bàyyi inspection générale d'État daf ma wóolu ne ma lu xew yow lii kenn mosu koo gis mu ne ma yow kii fi ne yaa ci tegu kon bonkal yi yore état yore alalu réew juróom benn fukki at ak ñaar dugal luñ fi xaalis soppi Grand Yoff bu ñu yeewoo yónni la ay suq ne la ñooy soppi Grand Yoff est-ce que di ngeen ko gëm boo leen ko naree gëm ngeen wax ma delloo leen seen micro ngeen reeri donc bu lii amee tey ñun dañuy considérer que gagné nañu ba pare. ginnaaw campagne électorale bi ñu àddu jëmale si njàng meeg njàngale mi dem fa nga xamante moom mooy Sédhiou foofee nag tey jii élèves yi nag ñoo xëy nag xàppati ab grève li ñu leen naqari nag bokk na si ñàkkum professeur loolee la ñu ñaxtu ginnaaw nag ba fukki waxtu jotee si suba gi nag si lañ dugg ci classe yi génne élèves yëpp nag def ab sitting ab lël boo xamante ni la ñu fa waxtaane nag mooy naka la ñuy def nag ba am ay professeurs yu doy waaye tamit naka la ñuy def nag ba ñi nga xamante ñoom ñooy jàngalekat yi nag di bàyyi seen i grève yooyee moo tax nag ñi sànni ay kaddu jëmale ko si autorité yu réew mi ne daal nañu def lépp nag ngir nag saafara li nu mel la ñu dellu si fii ci Ndakaaru nag addu jëmale ci mouvement 3S bi nga xamante ni ñu ngi doon nag sargal seen président di nag El Hadji Samba Ndiaye ñoom nag lañ fa xamle na ne daal ki nga xamante mooy El Hadji Samba Ndiaye daal la muy réaliser ce quartier boobu de Scat Urbam bokk na ci defaraat gox ba loole nag lu mat a jàppale la ñu seetaan élément bi. kuréel gi di mouvement 3S ni ki démb ci dimanche ji ñi ngi doon sargal seen président di El Hadji Samba Ndiaye moom mi lee xar tànk tubéyam lépp lu jëm ci wàllum set ak cellal ci Scat Urbam soxna si. ndax wax dëgg yàlla Samba Ndiaye vraiment nit ku baax la waaw nit ku ambitieux la nit ku bëgg terroir la waaw muy Scat Urbam ñun nag ñu dëkk ci amo yi de nekk seen ay dëkkandoo ñuy tase bis bu nekk instance yi. vraiment muy nit ku am comme ni ko soxna si waxee léegi rek nit ku am yitte nit ku am yëg ci nit respecté nit loolu moo waral sunu déplacement tey. ginnaaw ay réalisation yu bëri yi nga xamante ni def na ko ci wàllum njàng meeg njàngale mi rawatina defar koñ bi bale def li nga xamante ni moo lañ duppee désensablement jëlee suuf si kaw tali bi moom mile di El Hadji Samba Ndiaye ñu ngi ko doon tagg ni ki démb ci liggéey bu mucc ay bi muy def ci Scat Urbam. cadre de vie da lay jox envie d'épargne parce que loolu daf ñu manqué ci charte yi parce que on attend tout de l'État à chaque fois et je ne cesse de le répéter ñun ñi bokk moom suñu bopp ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp donc ñun ñoo ko war a toppatool suñu bopp donc bu ñu gisee jeunes bi di def liggéey comme El Hadji ak ànd ak waa mouvement bi dañ ko war a jàppale képp dëkk ci Scat Urbam ak képp dëkk ci Grand Yoff environ dañ ko wax a jàppale ci projet bi ndax mu la jëm kanam. ginnaaw bi mu jëlee kàddu moom El Hadji Samba Ndiaye mi ngi naka xamal askanu Scat Urbam ne fi mu teg tànkam du ko fa teggi waaye tamit du nangu benn politicien ñëw di jël mouvement boobee di ko politiquer. man de dama leen wax benn affaire mën ngeen ma ëpp alal ji yàlla moo koy séddale bu dee vision mu ne ko wallaahi mais ñëpp kenn ëpp lu ko mais bokkuñu yoon yéen a ngi dem mais dinañ dajewaat faneen incha allah ne nag xam naa ne yoon buñ jël man de xanaa nit bañ ma gëm de. gëm naa sa mbokk ndax xam naa ne bu ma tracé rek sa bët incha allah bu rabi dinañ fa egg te it yàggatul dinañ ñu gën a déggaat faneen ak faneen parce que liggéey bi dafa barke dañ ñu si ñaanal. xew-xew bi ñu mel nag mi ngi am ay fan dong yi nga xamante ni ñu ngi doon féete seen benn at ginnaaw bi mu sosee mouvement boobee moom El Hadji Samba Ndiaye di xam leen nag projet yi nga xamante ni lal na ko ngir nag mouvement boobee mën a jëm ci kanam loolee dina leer fii ak 2024. ñu dañuy desandi ba tey si mbedd yu Ndakaaru wi nag tase nañu ak ñi nga xamante ñoom ñooy dawalkatu sareet yi ñoom nag nee nañu leen métti bari na lool fii ci Ndakaaru ay daankatu seen doole dong lañu waaye nag yenn si ay jafe-jafe bokk na si ñàkkum papier yi leen nag
tere ñuy dugg si yenn koñ yi waaye tamit ak toroxal gi nga xamante yenn saa dañ leen koy toroxal ak ñàkk fay geek lépp di seen problème Ousmane Niang moom am na kum si tasel. man taaw la man la ñu yaakaar quoi ni ma la ko mën a expliquer man borom kër la. Xadim yaakaaru lu dul sareetam bi ngir am lu mu yóbbu kër ga mu metti lool ci moom. dawal nga du sareet di wax dëgg moom miti na bu bari borom oto yi mooy ñuy jam waaw fu oto boo laal fii moom da lay fayeeku moom waaw bu bari saaga bi ak damaa yor pièce ak lu kenn xamul ñun sonn nañu moom dañoo ñàkk a pexe rek moo tax ñu nekk ci lii te lii la ñu yaakaar. ci kaw tali bi sax dañ leen di buntu xatal loolee sax tax mu bëgg ñu boole leen ci dëkk bi faale leen wutal leen ay kayit. non ñun fu mu nekk nii yoruñu kayit mais boo xoolee sax kayit moo ñu gënaloon parce que yeneen gi saaga yeeg xuloo bi maanaam yor sa pièce moo gën. liggéeyam bi nag lim ci am daa néew lool boole koog di dang-dangi ba sonn. liggéey bi moom doxul noonu parce que yenn saa yi moom mën ngaa yéen ba ngoon doo am li nga jëndee ration waaw yenn saa it mën ngaa xëy liggéey am li nga jëndee ration débusi ak li nga xamante moom nga ñàkkoon démb loolu yëpp da ciy am sans débat mën nga am journée 7000 mën nga am journée 4000 loolu yëpp nañ ciy mën a nekk waaw xam nga loolu nag muy loolu. bu sañoon nag. ñu rafetal tali bi. ndax daa jàpp ne tali bi xatul xol yi ñoo xat. jërëjëf Ousmane Niang dañu fay jaare nag addu jëmale ci xibaaru bitim réew dem fa nga xamante ni moo di Mali xam ngeen nag kii di Ibrahima Boubacar Keita moom moo génn àdduna waaye nag seede yi li ñu si jukkee nag bokk na si nit ku baax la woon koo xamante ni la mu doon nag bëgg ca Mali ba ni mu faatoo mujj koo am waaye tamit leneen foofee si diwaanu Soudan ñi nga xamante ñoom ñooy askan waa ñi nga nag fipp ba léegi nar ko defante ak ñi nga xamante ñoom ñooy putschistes waaye tamit ca diwaanu France ñoom nag dëggal nañu ab loi ne ñëppay nag dem vacciné yu Basin Lo ñaaw xibaaru biti réew yi dañ koy dooree ci réew bu Mali ak xibaar bu tiis ki fi nekkoon jëwriñu Mali ci atum 2013 jàpp 2020 di Ibrahima Boubacar Keita ñu gën koo xamee ci IBK moom nag daal dina wuyu boromam ni ki démb ci dimanche bi yemoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier ay atam toll woon ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xamante ni nag ay personnalité lañ nag noonu ay malien ñoom nag daal dinañuy jot xibaar bi ànd ak ay naqar ak tiis foofee ci réew bu Mali moom la ñu yeewoo ni ki démb ci dimanche bi li nga xamante ni nag mooy junte malienne bi ñoom nag daal di nañuy fësal ci ab communiqué li nga xamante ni mooy seen njaal di naqarlu li nga xamante ni mooy xibaar bu tiis bu wadd foofee ci réew bu Mali ñoom nag daal di nañu wax ne dinañ amal ab deuil national ngir nag daal di jagleel ki nga xamante ni mooy Ibrahima Boubacar Keita hommage bu mujj foofee ci réew bu Mali ginnaaw Mali dañuy dem ci réewum Soudan foofee nag ni ki démb ci dimanche bi yemoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier bi ay médecin nag ñoo daal di génn ci mbedd yi di naqarlu hôpitaux yi nga xamante ni ñu ngi leen di cong te ñenn waralu ko lu dul force sécurité ba fa nekk foofee nag ci jamono bi nga xamante ni dañoo wàccoon ci mbedd bi di fësal seenu ko naqar société civile bi nag ñu ngi daal di woo askan wi ñu daal di wàccaat ci mbedd bi ni ki tey ji ci altine gi yemoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ngir naqarlu li nga xamante ni mooy régime militaire ba nekk foofee te ñenn ci ay autorité sax daal di nañ cay génn ba set ci samedi gi nag am li nga xamante ni mooy accréditation ngir ñu fësal leen ci télévision bi nga xamante ni moom la ñu duppee Al Jazeera Mubashir foofee nag nekk na ab chaîne bu groupe Qatari bokk na ci ay ñaari ay correspondant yi nga xamante ni ñoom teewee woon nañu manifestation yooyu ay spécialistes yi nga xamante ne ni ñoom nag ay événement rek la ñuy faral di wane en direct ay image yi nga xamante ne ni kenn du ko commenter foofee ci chaîne boobule ñoom nag daal dina ñuy wane woon ay manifestants yi nga xamante ni ay anti-putsch lañu foofee ci ay weer yu ñu génn yooyu les manifestations sax nga xamante ne ni deret bu bari tuuru woon na fa lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkkoon nañ ci seen bakkan ci bés boobule ba tax nag jëwriñ bu ñu dénk wàllu xabaar génnoon na nag daal di wax ne loolee du couverture bu jaar yoon ndaxte yooyu événement waruñu ko di ko wane ci chaîne ba di chaîne Al Jazeera moom nag mi ngi daal di leeral nag tëj bi nga xamante ni tëj nañ ko chaîne boobule moom jëwriñ bu ñu dénk wàllu xabaar di joxoñ baaraamu tuuma Qatari di télévision Qatari bi nga xamante ni moo amaloon couverture médiatique boobee nga xamante ni xar kanamu réew bu Soudan naka noonu itamit dafay yàq intérêt ak kaaraange bu réew bu Soudan ñu jeexalee ko xibaaru biti réew yi foofee ca France ak
ak parlement France bi nga xamante ni daal dinay adopté niki démb ci dimanche bi ab projet bi nga xamante ni daal dañ fay jëmbat passe vaccinal niki tey jii nag lu ëpp ci majorité yi nga xamante ni ay patients lañu daal di hospitalisé ca hôpitaux ya wala ñi nga xamante ni jëlaguñu seen vaccin ñoom nag daal di nañu ànd tiit ak njàqare ndax ñu bëri nag bëgguñu li nga xamante ni mooy vaccin boobule waaye nag passe vaccinal boobu nag gouvernement bi daal di koy bëgg jël daar bokk na ci li nga xamante ni ngir daal di xeex mbasum Covid 19 bi mu daal di fay jógee ba faw naka noonu tamit daal di wàññi nit ñi nga xamante ni ñu ngi faral di wutali place publique bi képp ku fay dem itamit da ngay wane sa passe vaccinal lu ëpp ci juróom ci ay millions ci ay français ñoom nag jëlaguñu li nga xamante ni mooy seen dose bu xeex mbasum Covid 19. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Bassine Lo ñaa ñu àddu jëmale ci pàcc gu mujj gi wàllum tàggat yaram xam nga nag Coupe d'Afrique bi niki nag démb la ñu jeexal ñaareelu bëccëg bi ñetteelu bëccëg bi daañu ci sóobu Sénégal nag war a tase ak Malawi mu nekk match bu am solo waaye nag la ñu fa gis nag mooy ni daal équipe bi daanaka ñëpp teew nañ daañu waxtaan itamit lu jëm si wàllum pétanque leeral yi ak soxna Fatou Dieng. ñu tàmbali xibaar tàggat yaram ñu dem fële ci Cameroun match bi war a dox si diggante Sénégal Malawi kii di coach Sénégal Aliou Cissé ak Abdou Diallo daal di amaloon ab ndaje ci kanamu presse bi fële ci Bafoussam. Souvent on parle de favoris, mais en réalité le football d'il y a 20 ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. Moi, je suis en place depuis 6 ans et partout où on est allé jouer en Afrique, on sait qu'il n'y a pas de match facile. Ce qui arrive à l'Algérie peut arriver à n'importe quel entre guillemets favori ou à n'importe quelle équipe dans cette CAN-là. Abdou l'a si très bien dit. Aujourd'hui, on sait que toutes les équipes se valent. Même sur le papier, on peut dire que d'autres équipes sont mieux outillées que d'autres. Mais en réalité, la réalité, c'est le terrain. Concernant le Malawi, je le dis, je le répète aussi, nous les respectons, nous respectons tout le monde. Nous aborderons ce match-là avec l'intime conviction de nous qualifier, parce que c'est ça l'objectif. Donc, empocher les 3 points avec tout le respect qu'on a pour cette équipe-là. On peut dire, on reste solide, on a des principes, on a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot. Et que le meilleur gagne. ba tey ñu desandi ak équipe nationale bu Sénégal ñoom ñi leen nag daal di nañuy amal entraînement bu mujj avant match Sénégal Malawi ginnaaw entraînement boobu leen nag kii di fédération sénégalaise bu football daal dinay xamal ni kenn ci ñoom amewul lii di Covid 19 ginnaaw Kalidou Koulibaly Edouard Mendy ak Fodé Ballo-Touré mi nga xam ne nii dañ leen teewoon ngir Covid 19 ñoom ñi leen nag fekk si nañ seen naataango yi kii di Aliou Cissé nag moom daal di amul benn cas Covid 19 ci match bi nga xam ne nii moo war a dox ci digganteem ak Malawi di Ismaïla Sarr ak Abdoulaye Seck nag ñoom dañoo amee gaañu ñoom ñi leen ñu ngi faju ci jamono juñ toll nii ba tey ñu desandi ci CAN bi kii di Guinée équatoriale daal di dóor Algérie mi nga xam ne nii moom moo nekkoon teneur coupe d'Afrique bi benn bal ci dara ñoom ñi li waa Algérie nag ñu ngi nekk ci guuta boo xamante ne ni mënuñu ko waxee fenn seen match bu njëkk dafa nekkoon match nul bi nag kii di Guinée équatoriale daal di leen di dóor ñu war a amal match bu mujj ñoom ñi leen nag ñoo nekk ndadde ci seen groupe ak benn poñ ginnaaw loolee kii di waa Mauritanie moom daal di nañ koy dóor ñeenti bal ci dara ñi ko def nag moo di waa Tunisie ñoom ñi lee génne nañ ci coupe d'Afrique bi le ginnaaw ñaari match yi ñu amaloon yoo xamante ne yëpp dañ leen koo gañ ñu dem ci préparation coupe du monde bi ci match barrage fii ci zone Afrique ñii di waa CAF nag daal di nañuy joxe nouvelle yu mujj yi daal di nañuy xamal ne tirage match barrage yooyu dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum janvier fële ca Douala ci Cameroun bu fukki waxtu ak juróom jotee fukki équipe dinañ ci bokk juróom mi ci mën ñoom dinañ taseek juróom mi ci gën a néew ci chapeau bu njëkk bi nag ñu ngi ciy fekk Sénégal Maroc Tunisie Algérie ak Nigéria ci ñaareel chapeau bi ñu ngi ciy fekk kii di Égypte Cameroun Ghana Mali ak RD Congo ba tey ci wàllum sport ñu dem ci basketball bu Sénégal ñii di Dakar Université Club daan nañ amaloon ab ndaje pa xarito ak académie NBA bu Africa ci jàngu Université Cheikh Anta Diop bu Dakar nag ñoom ñu ngi dugaloon ci seen équipe bi kii di Cheikh Bamba Diallo mi ñuy wax commando seen coach bile nag moom da doon test benn séance tactique boo xam bu bees bu mu indi woon kii di adjuvant nag daal dinay xam ne gi lépp ndaje pa xaritoo am na ci njàngal di waajal saison 2022
waaye tamit Basketball Africa League bi nga xam ne nii moo nekk seen kanam. ñu dem ci pétanque waa Renaissance club bu Saint-Louis daal di organiser ab jongante fële Saint-Louis daal di koy tuddee ki nga xam ne mooy Makhari Seck ak Mokhtar Diop ñoom ñi leen nekk ay ancien président bu amical bu Léona bu Char de Saint-Louis boobee jongante mu ngi amoon samedi bi ñu génne ci boulodrome bu Listra fële ca Saint-Louis boobee ndaje nag ñii di waa Renaissance pétanque club bu Saint-Louis ñoo ko gagné kii di international sénégalais Babacar Dieng ànd ci ak Pape Sall ñoo gagné kii di Yaxya Diop ak Mame Abdou Dieye ak benn poñ ci ñetti poñ. ñu dem ci cyclisme assemblée générale ba ñu amaloon fukki fan ak juróom ci weerum janvier kii di Papa Fata Faye la ñu fal ci kanamu président sortant bi di Michel Thioub Papa Fata Faye nag gagné na kii di Michel Thioub ci fukki poñ ak ñeent kii di Papa Mata Faye am na fukki poñ ak ñeent ci kanamu président sortant bi am benn poñ ñu daal di ciy natt juróomi nit yoo xamante ne nii ñoom wooteew ñu ak benn bulletin nul. mbokk yi lii la fi woon ci xibaar amoon mbégte di leen ko yeggee di leen jox nag dig daje suba incha allah jërë ngeen jëf.